asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Xeweul TV ak fu waay mën a nekk jamono ji nga dañuy bàyyi xel man sa xarit sa doomu ndey Vieux Sall nee naa la jàppale ko di leen nuyu di leen jaajëfalaat bu baax. tey nag ñu ngi suñu deuxième numéro di suñu émission bi nii di tali bi nag comme ni ma koy waxee rek bàyyiwul kenn tey nag maa ngi fii nii ci centre culturel bu Léopold Sédar Senghor ex Casino ma fi seet si fii kilifa macha allah di kuy sonn ci Thiès. su ñu ko waxee nag man comme ni ma koy faral di waxee ma naan ko monsieur le maire muy Samba Dieng dama koy bàyyee jox ko kàddu gi mu nuyu mbokki téléspectateurs yi Samba nuyu naa la. Vieux ñu ngi lay fay. di nuyuwaale mboolem téléspectateur Xeweul TV. ak mboolem fu nit di toog di seetaan ci chaîne bi. donc di rafet lu baax seen ñëw di leen wax dal leen ak jàmm ci direction surveillance division de la surveillance urbaine ba nga xam ne dafa nekk c'est un service. bu ñu rattaché ci direction des services techniques de la ville nga xam ne moom moo am exclusivité wu di agir di exécuter les missions yi nga xam ni en matière de police municipale du maire nga xam ne moo nekk bras articulé bi donc division bi loolu moo ko tax a jóg. bon Samba. est-ce que mën nga leeral mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo yu tuuti kan mooy Samba Dieng. waaw Samba Dieng doomu Thiès la bu fi juddoo jànge fi màgge fi yàlla nattoo ko. muy liggéey ci biir Thiès fii rawatina ci mairie bu ville. man ma nekk chef de division de la surveillance urbaine nga xam ni le maire de la ville Talla Sylla wóolu na ma ci sempi ma ci biir ñoo xam ni wax dëgg yàlla gënuma leen ko mën gënuma leen ko xam gënuma leen ci xarañ mu dénk ma loolu ñuy jéem a fexe nu ñuy œuvrer ba nga xam ni moom loolu muñ ci dénk moom ginnaaw bu ci amee ndam ba pare yàlla nañu yàlla dimbali ba li muy séntu ñun ñu mate ko donc loolu la. jërëjëf ci leeral bu am solo boobu noonu bon suñ première question nag ci yow dinañ la ko jagleel comme émission bi tali bi la waa mairie lan mooy seen jafe-jafe ci tali bi. waaw xam nga mairie mën nañ ni du mairie yëpp. parce que dafa am loo xam ni depuis 2009 bi ñu defee acte 3 de la décentralisation dañu pàccal Thiès indi ci def ci yeneen 3 communes yu yokk si ci woon ville bi. ok waaw léegi bi ñu ñëwee ba 2014 ñu def leen ñoom ñëpp ay mairie de plein exercice ñu jël nag cër boo xam ni en matière de police municipale jox ko le maire de la ville. boo xoolee ci disposition code général des collectivités territoriales ci article 118. le maire dafay exercer la police municipale mais boo demee tamit ci article 121. moom dafay exercer la police municipale des routes dans les agglomérations. donc loolu mooy li nga xam ne mooy cëru maire ci biir waaye jafe-jafe yi moom bari na lool ndax bokk na ci yeneen yoo xam ne maire dafa am lu mu ci war di def maanaam ci wàllu saytu tali bi toppatoo ko dindi mbalit meeg nangam ak nangam lu baree bari loo xam ne aju ñeeg ci. jërëjëf waaw ci wàllu mbalit moomu. macha allah parce que gis nañu presque les voies principales yu bëri dinañ fa gis agent waa mairie. mais lu tax yeggagul ci yeneen quartier yi. voie principale comme lan par exemple. maanaam tali yi mag yi nga xam ne yu bëri dañ fay jaar. waaw gis nañ fi foo génn di nga gis agent waa mairie nekk fa di nettoyer. waaw mais nee nañ comme yeneen tali yi nga xam ne ñoom ñoo dugg ci biir mbir mbedd yi. ñoom yegg seeguñu foofu. waaw xam nga le maire dafa am ñetti li tubaab di wax la trilogie dafa war a assurer benn mooy la tranquillité publique la sécurité publique et la salubrité publique lii ngay wax ni dafa war nekk ci wàllu salubrité publique parce que nit ñi dafa am loo xam ni moom la leen yoon sant amit loo xam ni dañ koy coppati ci lu jëm ci wàllu impôt ci ay taxes sur les ordures ménagères. war ko jox mairie ba nag moom en charge moom moo yor li nga xam ne tey moo yor wàllu saytu dëkk bi lu jëm ci en matière de propreté maanaam ci wàllu setal mbalit may génne ci biir kër gi suñ ko defaree segg ko defar ko ba nga xam ne noonu lañ ko war a def ko ci sac wala peut-être ci ay poubelle normalisé suñ ko tegee ca kaw tali ba rôle maire ba mooy mu fexe ba loolu mu jël ko yóbbu ko tamit ci ay dépôt yoo xam ni dañ koy saytu defoon na ko ñi ngi koy defaat moo tax le maire de la ville bien vrai que mooy mateew ko woon ndax amoon na ci oto mais ku ne xam na ni oto day paan day yàqu mu fexe ba xar tànk tubéem jokkook UDE bi nga xam ni UCG muy unité de coordination des déchets solides indi ko fi mettre ko à sa disposition mu wasaare leen ci biir Thiès ñuy dugg fépp di jël mbalit moom donc loolu mooy cëru maire ville ci wàllu enlèvement des ordures ménagères. waaw jërëjëf. ci kàddu yi leer yooyu noonu mais tamit du sax jamono yi weesu. mais dañuy gis population Sénégal. heure bu ñu amee lu leen nakari wala lu leen metti rek seen xalaat demul fenn lu jël ay pono rek jëmale ko ci tali bi. mais jafe-jafe yooyu noonu lan la war a mën a indil population bi ak lan la ci rôle waa mairie bi.
waaw loolu moom ba ca njëkk dañuy condamner loolu ba pare parce que la ñuy jël di ko yàqaluñ ko benn nit loolu bien public la nit ñëpp ñoo ko moom. li nga xam damay faral di wax naan li ma moomal sama bopp du ma ci tàggu kenn li nit ki moom mën nañ ko bàyyi ko mais li nga xam ne nag dañ ko bokk dañ ko war a péncoo rafetal ko fexe ba toppatoo ko sëñ bi ñaata at ñu ngi nii ku ne xam ne tël yi boo koy defar dafa jafe cher na trop te goudron lañ koy defaree te goudron li nga xam ne tey moo koy ruyal mooy lu tàng boo jëlee pono muy plastique nga jël ko teg ko ci kaw tali bi taal ko bu tàkkee foofu dafay doon pax bu ko fa ndox fekkee mu tooy oto camion gros porteur yi dëgg ko toj ko tey gis nga suuf sa nga xam ne mooy bu njëkk ba nga xam ne moom lañ ko defaroon muy béton bu xonk ba loolu dafay génnaat loolu nag mooy propagé wu di doon ay pax ba finalement mooy indi désagrément ci usagers yi que ça soit muy ñiy dox que ça soit ñii ci bi ci ëpp nag mooy taximaan yi ak mboolem kuy dawal ci bitëri parce que nag dina toj ay quartier dina doon tamit ay pax yoo xam ne wax dëgg yàlla wóorul ñuy sóor sax ni sax pax yooyu tey ngay mer taal ko tey suba dinañuy bëgg a évacuer benn malade ci nit ku damm wala nit koo xam ne da nga war a jógee ca béréb ba nga xam ni fa la defee accident war a gaaw en urgence yóbbu ko biir hôpital tëli boobu mën na ko freiner waaye yàlla rek nag moo rek waaye la ca ëppit dañ naan kat yéex a yegg hôpital li nga xam ni la cay gàllankoor ba taxoon loolu am mooy qualité tëli bi loolu bokk na ci li nga xam moo tax c'est des choses yi nga xam ni ku mer tamit meral amal beneen forme boo koy manifester mais pas jël di taal wala di toj loolu moom amul kenn ku jigaan ku ko ci def nag da ngay xam ne nag da ngaa jalgati yoon tey dañu nekk ci dëkku yoon nag meral contestel kaasal defal lu ne waaye nañ ko teg ci yoon ci discipline loolu mooy incivisme bi nga xam ni loolu la ñu remarqué ci la plupart des jeunes ak tamit ñi nga xam ne mën nañ ñi loolu bi ñu koy def dañ koy def ba pare mais par inconscience lañ koy def maanaam dañ koy def ba pare te xamuñu li ñuy def lan la jaajëf mais tamit suñu jógee ci loolu tamit gis nañu tali yi majeure partie ci yenn quartier yi comme pneu yooyu ñu doon taal def na fa ay kàmb mais ba léegi gis ñu tamit ñu defar ko benn yoon loolu rôle waa mairie bi la wala loolu rôle ñan la dañoo ko war a defar waaw c'est que dafa am ñaari façon tali yu am mooy bi ñu naan route classée ak route déclassée je pense bu njëkk dafa amoon service yoo xam ni moom la état du Sénégal tegoon moom mu lañ tudde woon travaux publics nga xam ni yenn travaux yu ndaw yi ñoom ñoo koy def bu fekkee ni yàqu-yàqu am na mais nag bi ñu demee ba ñu dindi travaux publics mairie dañ jël ñu teg leen fa mais tamit est-ce que matériel bi nga xam ni moom la mairie bi war a am pour defaraat tali parce que defar tali du ay caaxaan léeg-léeg mën nga am noo ci defaree te fekk ne li nga defar yow defaroo da ngay yàq la preuve en est que bërki dee moo njaay da ngay toog di gis yenn conducteurs yu Jakarta yi ci initiative boo xam ne bu noble initiative boo xam ne bu ñu jar a saluer la parce que ñoom ci li ñuy daw dem nañ ba xool artère bi nga xam ne mooy ci avenue Jean Collin entre rond-point champ de course traversé buntu kër Mbaye Diouf ba ngay génn Thiès ñu ngi wut béton ak ciment di ko ci def mais boo xoolee xam ni qualité ba nga xam ne moom la war a laaj defuñu ko ca mais du ci ñoom nag mooy ñoom dañoo def rek seen bëgg joxe nañ le ton mais maintenant état moo war a fexe ba nu mu defar parce que am na ay services yoo xam ne teg nañ leen sur place FERA bu ngi mooy fonds d'entretien réseau routier autonome ak tamit li nga xam ne tey mooy waa AGEROUTE yi nga xam ne ñoom la ñu war a yor wàllu saytu tali bi je pense que ñi ngi ñuy xool ñi ngi ñuy dégg am na ay correspondance yoo xam ne ñi ngi leen koy bind te defe naa ni ci lu yàggul dara maire mi ngi ciy dox ni mu defee ba ay tëli yu bees yoo xam ne mi ngi fi ñëw defe naa ni tamit ci lu jëm ci wàllu pansement yenn tëli yi ñi ngi ci jëm ci phase boobu incha allah. jërëjëf mbokki téléspectateur Xeweul TV ki ma dala tey nag mooy Samba Dieng macha allah ci kàddu yi nga xam ne moom yi mu jotal leeral bu baax a baax sponsor yi nag ginnaaw yàlla ak yonent bi suñ fi nekkee yéen lañ fi nekkal yéen it ñu ngeen fi nekkal maa ngi woo képp koo xam ne tey jii bëgg nga yaatal tey émission bi am doole maa ngi leen di tàllal loxo ak képp koo xam ne bëgg nga fësal sa njaay wala loo bëgg a fësal rek waa Xeweul TV ñoo ngi lay xaar numéro service commercial bi nag 76 la 594 49 40 76 594 49 40 kon maa ngi leen di xaar xam naa nag sama sponsor moom ñii laa koy njëkk a jox Samba. ñu dugg ci wàllu Jakarta yi wax noonu léegi. maanaam lan mooy sa secret sa diggante ak les dirigeants de Jakarta man. waaw je pense que amul secret dafa nekk relation bu naturelle relation fraternelle ak beneen boo xam ne li ñuy def nii dañ ko teg nag ci kaw ndigal teg ko ci kaw kilifteef sànq bi ma lay wax dama ne la y a un problème de sécurité boo xam ne dafa am au niveau de la ville de Thiès boo xam ne dañ ko constaté te ki nga xam ne tey moom la ñuy njëkk daw jëmlu ci moom su fekkee ni dafa am jafe-jafe mooy le maire de la ville le maire Talla Sylla nga xam ni non seulement dafa
créé woon la direction de la surveillance urbaine indi ci biir la division de la surveillance urbaine mais dafa am nag mission boo xam ne moom ñu sant mooy ñu réglementer le problématique Jakarta fii à Thiès mu indi woon projet boo xam ne moom lañ tuddee PGCVTT li muy signifier mooy projet de gestion sur la circulation des vélotaxis à Thiès mooy maanaam nañu dajalee les acteurs de Jakarta muy bu ñu nee acteur Jakarta nag ki koy dawal ci la bokk ka moom moto ba ca la bokk waaye tamit ka koy yéeg ci la bokk ak it ñi nga xam ne ñoom lañ romb nañ ko fexe daal ba mu ñoŋ ba jekk ba nga xam ne ñoom danañ daw jël nit ki yóbbu ko ci jàmm wàcce ko ci jàmm fi ñuy romb it bàyyi fa jàmm ba ñun ñëpp ñu jàmmal ñu donc mais c'est un problème boo xam ni wax dëgg yàlla ñi ngi ciy dox ay jéego te it loolu li ñu ko gën a yombal mooy tamit dañuy wax ak ci ñenn ñoo xam ni ils sont très responsables parce que récemment ci ndigalu maire li muy wax rek mooy il faut que conducteur Jakarta yi xam li ñu yor lan la parce que Jakarta bari na doole 125 centimètres cubes la ki koy war a dawal dafa war a am ay këyit yoo xam ne moom lañ ko war a laaj beneen bu ci tamit dafa am comportement boo xam ni dawalkatu Jakarta moom la war a mënul nag bàyyi nag dëkk bi accident yeeg yeneen yi ci bëri di am ci biir tali bi te moom it mu am ci cër boo xam ne ci loolu nag la sukkandiku ba jox ñu ci ndigal ni ñu fexe leen ba organiser leen ci biir organisation bi nag dafa nekk nag lu yomb mooy maanaam yenn conducteurs yi Jakarta yi ñoom organiser nañ seen bopp tënku ci ni nga xam ne noonu la Thiès doxee muy la commune de Thiès Ouest la commune de Thiès Nord la commune de Thiès Est ak la ville de Thiès organisé wu nañ en association ba jiital ñoom seen i njiit mais tamit am nañ ci seen biir it ñoo xam ni yàlla may na leen njàng mi yàlla may na leen lenn loo xam ne mooy seen cër mooy ñu organisé wu ba fexe wut ay këyit yoo xam ne yu valable la dem déposer ko ba ñu defal leen ay accréditation ñii boote CNTS ñii boote SADGIS ñii bokk SADIC nga xam ne ñooñ ñooy défendre maintenant les conducteurs de Jakarta pour fexe ba ñoom ñu tegu ci yoon waaye tamit képp koo xam ni it yaa ngi jóg bëgg a dal seen kaw de manière arbitraire et illégale ñoom it ñu dox seen diggante ak ñoom donc am na it ñeneen ñoo xam ni regroupé woon nañ am na ay président régional am na tamit président fédération nationale des conducteurs de Jakarta waaye loolu lenn lu ci nekk li jot lañ ca njëkk a soo amal solo daal mooy nañ fexe ba organiser les conducteurs de Jakarta fii ñun ci biir Thiès gi nga xam ne fi lañ dëkk ba pare leneen lu ñuy yóotu ñu door ko yóotu. jërëjëf macha allah loolu am na solo mais ci wàllu identification yi noonu ak nombre bu nekk ci ay Jakarta fii ci Thiès est-ce que loolu identifier leen dina yomb. waaw identification bi dina nekk lu yomb volonté rek la laaj mooy ñun service bi fii mi ngi fi mais ci réunion bi nga xam ne moom lañ mujj def bu yàggul dara waragul mat 2 semaines yàlla ci ndigalu maire jotoon nañ servir ay invitation jox ko commissariat yi nga xam ne fii ñoo nekk Thiès yépp invité it ñi nga xam ne mooy les présidents des associations des conducteurs de Jakarta boole ci tamit le médiateur régional muy le doyen Gora Diop bi nga xam ne du tàyyi du sonn mu ko di dox ci cause Jakarta yi. di ko nuyu de passage Gora Diop. voilà di ko yàlla baaxal yàlla na yàlla jàppale ko ci mission boobu. amiin amiin ak tamit syndicalistes yi ñoom ñëpp ñëwoon nañ bi ñu dikkee li ñu tënkoon mooy dañuy fexe ba au niveau de la commune bépp moto boo xam ni yaa ngi daw fii ci biir Thiès ñu am lu ñu la mën a xàmmee. parce que vieux dafa am loo xam ne mi ngi xew fii ci biir dëkk bi mooy dafa garaaw xam nga Thiès au minimum y a plus de 6000 et quelques Jakarta yu fi daw. ah toll nañ foofu. toll nañ foofu mooy ci li nga xam ne moom lañ jot a xayma waaye léegi jëlal 6000 et quelques Jakarta peu de Jakarta ñooy respecté li nga xam ne mooy les normes parce que nag bu leen fàtte ni dañoo am ñoom arrêté 8903 boo xam ni moo leen autorisé ñuy def transport waaw nag suñ la autorisé nag nga def transport dafa am na këyit yoo xam ne wala comportement wala loo xam ne moom nga war a gànnaay pour mën a exercer transport bi comme chauffeur bus bi comme chauffeur car bi comme chauffeur minicar bi comme chauffeur taxi bi comme chauffeur taxi clando bi wala particulier war nga am permis war nga am assurance war nga am carte grise boo xam ne visite technique bi day nekk lu nekk en cours de validité ba pare tamit nga am numéro boo xam ni su fekkee ne dara am na wala jëyee ñu mën la ci identifier ci biir noonu nag liñ ciy def nag mooy ay pourparlers keroog ñëpp ñëwoon nañ toog y compris la police jox nañ leen kàddu ñoom waxtaan nañ bañ ni daal bu ñu sañoon la ville de Thiès piloté phase identification boobu defe naa ni waxtaan nañu ba tënk ba ñu jublu léegi ci bépp moto buy daw fii biir Thiès war nañ la am xàmmeekaay boo xam dinañ la ko xàmmee basé wu ci li nga xam ne mooy carte droit de stationnement ba nga xam ne moom ngay fay c'est au niveau de la perception municipale projet la nag defar nañ PV bi jox nañ ko kilifa gi mi ngi ciy dox te insha allahu rabbi fii ki fan yu néew a néew
dina ci jokkook waa transport routier dina ci jokkook tamit le préfet suñu paree ñu mën a dérouler na ko ensemble joxante loxo ndey ak baay ñu xam ni kat police bii fi nekk lim leen may bari na mën nañ du c'était pas évident pour que mu joxe ko parce que lii yoon mooy moto da nga war a am carte grise mais liñ doon wax rek mooy cherté wu carte grise bi. mais yàgg nañ ko wax. waaw mais loolu la ko indi woon. mooy nit ki du moom mooy jóg dem jëndi carte dem jëndi moto Jakarta bi directement ak le vendeur dafay dem ci ki ñu naan malien bi mu jaay ko léegi malien bi moom dañ koy dédouaner ci turam su ñëwee bu la koy jaay moom daf lay defal acte de vente yow moment bi ngay dem pour defe ji sa mutation pour que ñu defaral la visite technique dañ naan la demal nga indi copie carte d'identité malien bi nga fay double mutation. loolu moo waral kon mutation fii ak cher. looloo tax mutation ba cher léegi nag keroog bi ñu toogee en réunion ba génne nag li nga xam ni tey moom moo indi woon blocage yooyu yëpp nag ca loolu nag la ñu jëlee nag jox ko nag kilifa gi defal ko ci PV bu am solo rapport détaillé soumettre ko nga xam ni incha allahu rabbi moom en toute responsabilité dina déplacé wu dem seeti le directeur des services techniques kuy transport routier bu Thiès waxtaanam ba nga xam ni yenn taxes yi nga xam ne moom la ñuy teg ci loolu mu wàññeeku ñu jéem a fexe nag nan la ñuy exaucer tous les conducteurs ñu mën a dem wuti ji carte grise bi nga xam ne nag yoon la. par contre nag am na beneen allègement boo xam ni les autorités de la police ñoom woyofal nañ ko mooy su fekkee ni ñoom en attendant que taxes yi la di wàññeeku ñoom mën nañoo gëmm passer l'éponge su fekkee ni à une seule condition mooy nañu ñëw def identification ñu defal leen mooy identification communale. ñenn ñi naan plaque communale. je pense que loolu daal bu ñu ko defee. jàmm dina gën a dellu soit biir Thiès liñ naan jàppante ak bàyyi ànd conducteurs yi ak police wala gendarmerie dina wàññi. waaw bëri na fi de moom bëri na fi loolu macha allah mais tamit dañuy gis en général. ku ñëw war a ñëw ci stop. doo stopé. rek fëkk. kee ñu war a séddale passage moom it ñëw fëkk. parce que lu bëri si ñu laaj dañ naan parce que panneau signalisation amu fi. mais panneau boobu tamit. loolu yoon la ci te ñan ñu war a gérer loolu noonu tamit pour fësal loolu. waaw xam nga teli moom suñ ko deferee ca ba muy bees defe naan équipement yi nga xam ne moom la war a àndal yëpp day ànd ak moom. mooy waaye nag man damay dellu ca source ba mooy soo gisee ki war a taxawul même bu gisul panneau su fekkoon ni amoon na formation bi nga xam ne en sécurité routière bi ci war même bu fa gisul loolu dafay taxaw parce que xam na ni su bëttee loolu rek danger mën na am loolu soxloolu ngay wëri feneen fu sori ñëwal ci rond point bii ñu tuddee rond point place de France nga jël ci mbedd mi nga xam ne moom ngay jógee sapeur war a ñëw foofu amoon na panneau céder le passage mais ci benn accident benn camion moo ko daaneloon teg ko ñi ko war a defar defaruñ ko woon ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy ñëw di récupérer yenn objets yi yenn ferraille yooyu yenn nañ ko yóbbu mais buñ ko fa bàyyi woon danañ ko réhabiliter ba ci loolu nag la ñu sukkandiku te ñii nga xam ne tey mooy dafa mairie bi dafa am benn service boo xam ne moom la ñu tuddee la division des actions citoyennes maanaam lépp loo xam ne lu nit ki war a def la ñoom dañuy jóg pour defal la ko nii may wax ak yow ça fait plus d'une semaine engagé nañ les éléments muy chef de division bi soxna ummi dugal na moom ci terrain bi ànd ak élément bi yëpp ñu dem identifier fu panneau waroon amu fa identifier nañ ko pour ñu def ko maanaam mooy répondre yow ci sa question. beneen bi ci des mooy panneau yi dafay nekk nga gis koo xam ni lott na ci indi clientèle ci moom dem defari ay affiche joxe ay garabu wala ay offre d'emploi wala yenn publicité yi au lieu que mu dem ci yenn rajo yi def ko wala ci yenn télé yi du ko def day ñëw bind ci benn kayit ñëw ci affichage boobu teg ko nga war a jóge Saint-Louis di dem Dakar jaar ci biir centre ville panneau d'indication yooyu mënatuloo xam tey ban yoon la jëm loolu mooy cause bi waaye yàlla dogal na ni insha allahu rabbi suupa dinañ ci gis changement li nga xam ne mooy li fi jot a ne te ñu taxal ko chef de division bi ak ses éléments ñoom insha allah danañ ko delloowaat na nga xam ne noonu la meloon fi nga xam ne tey foofu la waroon am te amagu fay ñi ngi dugg ci projet wu saisir ñi ci war a saisir nan la ñuy def ba matérialiser waat loolu ba fa mu waroon nekk mu nekkaat fa. jaajëf macha allah mais tamit panneau signalisation yi noonu. ñi nga xam ne ñoo ci taf seen publicité. gëm naa ne seen adresse dafay nekk. wala seen numéro de téléphone. mais ñooñu tamit est-ce que yoon laaju leen ñu teg leen ay sanctions parce que loolu dama gëm ni du pour affiche. loolu yéen la moo ci rôle waa. loolu man bu dee man li may def mooy li ñëpp bokk dañ koy teg ci yoon. su fekkee ne da ngay ñëw bàyyi mbedd mi amuloo fenn fooy ñëw pour panneau d'affichage bi nga xam ne lu jëm mooy orienté kii dawal nan ko taxawal yokkal
wàccal fii bul doubler fii accélérer fii wala peut-être moytul ni fii passage courte nga ñëw taf ca loolu dañ la war a sanctionner. dafa am loo xam ne ci disposition code des contraventions c'est prévu waaye tamit ñun dans le cadre de nos services ñun tamit liñ ci war a dox ñi ngi koy dox recensé nañ xam nañ ñan la identifier nañ ñenn ñi bu soobee yàlla suupa dinañ leen servir yenn convocation yi invité leen fii ñu rappeler leen à l'ordre ñi nga xam ne ñi ngi koy def nañ ko bàyyi suñ ko bàyyiwul nag leen rek la ñu def mooy yoon nag mooy tegu ci kaw ñëpp ñu teg ci ñoom application de la loi dans sa plus grande rigueur pour loolu bañ a amati. jaajëf Samba ko kontaan nañu bu baax léegi dañuy gis faral di gis accident yi tamit dafay bëri trop. accident yi seulement jamono ñu weesu. bëri na trop. soo jógee ñii dañ koy jiiñ. tali bi la. ñii di ko jiiñ tamit chauffeur yi. mais est-ce que tamit wàllu joxe permis Samba. parce que wàllu joxe permis tamit est-ce que amu ci lu mu ci joué. waaw xam nga accident moom dafa am loo xam ne moom lañ ko seet. dañ ko jël def ko 100 points les 90% dañ ni comportement humain bi. nit ki comportement am bokk na ci liy tax accident yi di am mooy maanaam gëmmentu di dawal mandi di dawal dépassement foo xam ne da nga ko fa def te waruloo ko fa def ak yenn excès de vitesse yi ñu daal di jël 3% donc la ci tëli bi am 7% yi nag moom la ñu mooy màggataayu oto yi parce que sëñ bi nag léeg-léeg nga dugg ci oto yoo xam ne wax dëgg yàlla lii boo ko téyee te téyewuloo ko bu baax bu woddee da nga koy ñàkk parce que da ngay daw di xool ci biir suuf si mais loolu la nga xam ne mooy la ci mooy njàng dafay mokk sëñ bi du ko jóg rek ubbi auto école parce que nag délivrance su permis dañ ko war a revoiraat ñu seet ko baax parce que nag avancé arrière ak dugal la ci biir chrono kooku boo ko dugalee ci biir circulation camion ñëw romb ko ni vif tiit googu muy tiit mën na ko tax mu indiwaat jëye moo tax les services de l'État yi nga xam ne tey ñoom ñoo yor en charge autorité di délivrer les autorisations pour création wala ouverture auto école yi ñoom ñi ngi ciy wax ak ñoom waaye tamit beneen bi nga xam mooy ka nga xam ni moom nga dem rek ñu jël jox la permis man gis naa ñoo xam ne dañuy dem auto école ñu jox leen permis bañ leen ko joxee ci lañ gëj a xam fan la oto nekk. mais loolu est-ce que c'est normal. waaw non c'est pas normal parce que nag oto kenn du ko mën da nga koy miin rek ku la gën yàgg di dawal. mën loolu mais tamit da nga boo àndul ak sa xel ci yenn yi defe naa ni moom mooy plonger nit ñi ñuy def yenn accident yeeg yu ci bëree bëri je pense que loolu daal buñ ko seetaatee ni ñuy délivrer jàngat mi gën a mokk ak yenn nit ñi ñu éveillé waat leen ba ñu xam li ñuy dawal ak ñi nekk seen biir nga xam ne du ñu ay weñ ay mala lañ ay boroomi ruu lañ ñu conscientiser waat conscience yi defe naa ni lu bëree bëri dana wàññeeku en matière d' accident. jaajëf jërëjëf ci kàddu yi. mbokki téléspectateurs yi ni ma leen ko waxee woon rek ki mooy Samba Dieng moom la ñu dalal tey si émission bi di tali bi léegi Samba. sëñ bi waaw. dañuy gis maanaam tamit am na quartier yoo xam ne. dañuy gis lu bëree bëri ñu jël ndox. di ko tuur ci kaw tali ba tali bi après à la fin day dagg. mais loolu population bi wala ñi dëkkee foofu noonu. est-ce que ñoom loolu seen rôle la wala xam nañu tamit parce que jafe-jafe parce que des fois nga gis oto bu jékki-jékki dugg ci quartier mais day dévier ba saaraan. loolu lan jafe-jafe la mën a dugal ci kii bi. waaw xam nga dafa am cër boo xam ni en matière d'hygiène publique am na benn service boo xam ne ñi ngi ko boole ci ministère de la santé moom la ñu tuddee service national de l'hygiène nga xam ne ñoom benn li ñuy wax mooy daan feebar xeex tilim ñoom loolu mooy seen mission fii nous sommes en étroite ñi ngi ci nekk en étroite collaboration ak adjudant Touré nga xam ne récemment lañ ko fi affecté mais wax dëgg yàlla muy abaat liggéey bu extraordinaire xam nga jël ndox bien vrai que état bu fekkoon ni lépp li mu waroon def na ko te it ku matal lépp amul war nañu indi ay réseau d'assainissement am na ci yenn quartiers yu ko am mais am na yenn yoo xam ni amagu ko parce que nag coût bi moom moo nekk lu cher mais ça ne te donne pas le droit yow mi tabax kër war nga jël say dispositions yoo xam ni évacuation eau yooyu nga xam ni moom mooy jóge ci biir kër gi nga am foo ko def mais nag xool mbedd mi fi nit di jaar nga jël ndox ma tuur ko fa du ma citer benn quartier mais am na ci ay quartiers yoo xam ne bu matee juróom mais foo fa duggee da ngay jóg di daw tey nag loolu c'est pénalement puni parce que dafa am loo xam ne ci article defe naa ni L20 ba jëm ci L24 ci code de l'hygiène
bépp nit boo xam ni yaa ngi def sax lavage à grande eau ci mbedd mi muy jël oto di ko raxas wala nga tibb ndox tuur ko wala ay dépôt de gravat service d'hygiène bu la fa fekkee non seulement dina la convoqué indi la ca seen brigade ba fay loolu amende forfaitaire de seen police bu takku am na nooy demee sax nag fi ne nit ñu jàllale la ci biir kaso ba parce que yow da ngaa def délit su boobaa dañ lay considérer en tant que un délinquant boobu nag mooy yow da ngay favoriser li nga xam ni mooy yooyu di fa juddoo yooyu di fa tàggat te bu ku ne xam na yoo ak li muy def mooy di ñi ngi naan nit ñi fanaan leen ci moustiquaire waaye la muy jëlee foofu ca biir sa biir kër la koy dugal te fekk na yow nga jël sa ordonnance dem faju ji ko demoon demande ji autorisation gas puisard di ko fa def moo gënoon yomb foofu ngay daw hôpital bi dama ko ñëw te kenn xamul ndax bakkan ba dana ca mucc wala du ca mucc te yàlla na yàlla dolli jàpp. amiin jërëjëf encore une fois ci kàddu yu leer yooyu macha allah. mais problème mu tali bi dama ci ñëwaat tuuti ci wàllu chauffeur yi. parce que chauffeur su demee ba yorul permis di dawal. di transporter ay nit. mais loolu est-ce que yaakaaroon ni contrôle bi war ci tali bi est-ce que am na. waaw xam nga contrôle bi moom ay nit a koy def. tey mënuloo nekk ñaar wala benn nit nga bëgg a contrôler mbooleem usager boo xam ne mi ngi traversé di dem waaye nag liñ ci war a def nag mooy dañ ci war a def nag plus de rigueur parce que nag y a trop de tolérance vis-à-vis entre attaque bi le policier wala le gendarme ak chauffeur bi parce que léeg-léeg nga nekk ci oto gis ci ay comportement yoo xam ne comportement yu xaw a doy waar la. comportement yu xaw a doy waar man damay sax waaru. waaw léegi nag la nga xam ne mooy li ci doy waar mooy daal. am na loo xam ne moom póotum biir néeg la ñañ ko war a waxal ñi ngi leen ci wax te defe naa ne mi ngi am tuuti changement parce que nit matul tolérance nous sommes dans un pays de dialogue mais ci biir tolérance dem nañ ba tem foo xam ni léeg-léeg nit ki amul permis da nga ko war a immobiliser oto bi xam nga li la code bi wax su fekkee ne da nga def conduite sans PC dañ la war a arrêter déférer la nga dem parquet parce que amuloo sañ-sañ di jël nit di ko yàpp wala di ko transporter. mais loolu noonu ci kaw parce que contrôle boobu man jàpp naa ne ko des na. parce que des fois ci émission rajo yi sax da ngay jékki-jékki ne la man pendant 2 ans wala 1 an. maa ngi dawal sama oto ci tali bi. te aw ma permis. doy na waar de. mais man moo tax dama ni kon est-ce que contrôle bi réellement contrôle bi am na. waaw contrôle bi am mooy li ma la wax rek xam nga contrôle bi ñi ngi am mais peut-être da nga naan nañu gën a redoubler de vigilance nag mooy fexe ba xam ki war a dawal ak këyit nga xam ne moom lañ ko jox mu war a dawal su la ko présenté mu dem su fekkee ne demul nga immobiliser oto boobu informé ñi nga xam mu nga war a fexe ba moom loolu mu def mu bañ koo defeti bon yeneen yi nag moom mën nañ ci bañ a dugg parce que dafa doy waar daal nous sommes dans un pays de dialogue et de masla te wax dëgg yàlla masla yi dafa am fu mu yem nag fii ñu jëm ni bu ñu bëggee changement de mentalité ba pare changer de fusil d'épaule fexe nan la ñuy fexe ba loi yi règlement yi ak arrêté yi bu ñu ko jëlee te mënuñu ko appeler jarul ñu koy jël donc loolu la. jërëjëf mais tamit maanaam wàllu tali yi. loolu damay ci ñëw bu baax a baax. maanaam accident yi tamit maanaam cause accident yi. lan mooy cause accident yi vrai. xam nga cause accident yi wax nañu ko léegi dafa am loo xam ni mooy déficit dans la formation des acteurs ki nga xam ni tey moom ngay war a former pour war ko jox auto école est-ce que moom ci boppam maîtriser na lépp bay wël bëri di ko jàngale muy benn mais examen bi nga xam ne moom la ñuy def. bu dee ñun fii biir Thiès ginnaaw stade nga koy defee da ngeen di taxaw ngeen nekk 300 wala 400 nit tudd nañ sa tour nga ñëw boo tijjee yéeg benn avancé ngay def benn retour soit nga admis wala ñu dàq la loolu bokk na ci benn parce que manque de formation bi nga xam moo jëm beneen comportement dangereux bi nga xam mooy bi ci am mooy lu jëm ci wàllu excès de vitesse mooy li ma la waxoon sànq. mais tawal mais tali yi. waaw mais tali yi est-ce que du amuñ ci rôle. maanaam defoo tali yi. non tali bi baax na tali bi neex ba neexaay boobu ngay topp xam nga nekk ndaw yor oto bu baax ba pare oto yi léegi dafa gaaw mënuloo ko maîtriser boo defee yow yaa war a xam ni excès de vitesse en agglomération c'est interdit xam nga am na lépp loo xam ne mi ngi am lenn rek moom mooy formation ba nit ki bu fekkee ni judd na dinañ la noddal li xaamal la mais loolu alerte la. demal nga jàngi pour nga mën a jaamu yàlla da ngay jàngi waaye tamit pour nga mën a dawal da ngay jàngi soo ko jàngee ba pare ba maîtriser ko nag là tu seras apte maintenant pour dérouler jàngat moom nga xaram. mais jàng boobu noonu est-ce que loolu ñoo ngi koy respecté est-ce que ñoo ngi respecté jàng bi norme yi ñoo ngi koy respecté. ñoom auto école yi nee nañ jàngal nañ nit ki at bi na
la ca des nag mooy nit ki ci boppam moo war a góorgóorlu xam ni kat li mu yor moom nekkul en sécurité la mu yor ay machine la système de freinage mën na yàqu wala peut-être mën na baax mais daal responsabilité daal la war a am mooy comportement bi daal nañ ko changé moo tax sànq ñu phasé la ko ni la 90% yi nga xam ne mooy causer les accidents loolu comportement nit ki la te nit ki nag moo war a changé voilà. mais jërëjëf mais loolu tamit dama leen ci bàyyi. parce que am na lu ci loo xam ne tamit maanaam waratu gëm naa ne warul est-ce que war na mën a toog di xaar yenn yàgg yi mooy tableau kii signalisation yooyu ma la wax. tableau yi ak tali yi nga xam ne tamit toj bi yàgg na trop. parce que soo xoolee lu jëm angle Sëñ Fallou. jëm hôpital régional. man des fois soo fa ambulance di jaar sax dama naan balaa moo yéegee est-ce que malade bi du dee. parce que des fois dafay bëri ay. rëg man damay dem ba damay yërëm sa malade bi nekk waaw léegi nag gis nga ci loolu la parce que xam nga dañu am yàlla daf ñu wërsëgal benn maire boo xam ne il est attentif ci préoccupation population bi parce que nag wax dëgg yàlla mën nañ ni tëli yi fi jotoon nekk ki ñu doon wax le maire Ousmane Ngom moo ko fi defoon vers les années 60 tëli mi ngi dellu siwaat fii ci programme 4444 le maire Idriss Seck defoon ko fi yeneen tëli yi mi ngi fi ñëwaat ci moment bi nga xam ne mu la fi le ministre Thierno Alassane Sall nekkoon dugalaat ko fi mais tëli it yu gën a gudd gën a yaatu gën a neex ànd ak équipement yi nga xam ne mi ngi dooree am ci ay le maire Talla Sylla muy ci lii ji nga xam ne mooy tronçon ba jóge côté EDK dem ca kaw bi traversé booru clinique waa jooju ak yeneen yi nga xam ne mooy dugg fii biir R100 léegi moom mën nañ ni tëli yi dafa gën a baax gën a leer gën a am matérialisation ci noonu la lëkkaloo ak waa FERA ba nga xam ni defaral nañ ko tëli yi nga xam ne mooy yi gënoon yàqu ci biir Thiès am bi traversé base jaar Michel Legrand wala jëm Polytechnique te nga xam ni foofu suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk ñoom ñoo fa nekk dem di fa jànge tey bis mënu fa woon jëm taxi mënu fa woon jëm boobu defaraat nañ ko ba mu bees tàq bii nga xam ni tey mooy bi nga wax nii muy war a jóge ci tribunal jëm ci hôpital régional loolu moom dama lay wax ni la le maire téye na ko ci loxoom te suupa insha allahu travaux yi dana démarrer waxuma la nag dàmp ay xool li tafaat dañ koy defaraat ba mu bees sax am na yeneen tëli yoo xam ne tey moo téewoon Thiessois yi ci seen biir xol muy tëli yi nga xam ne mooy jëm ca R100 defe naa ni ca rajo wax ak leneen loo xam ne surprise lay doon ci biir population bi li ñuy def kay mooy ñaana ko yàlla ba collaboration ak ñi nga xam ne tey ñoo ko wóolu ba di ko defal tëli yi au bénéfice des populations loolu yàlla matérialisé te ñu xam ne moom leen rek ko tax a jóg mooy fexe ba nan lay doxale waa Thiès ci mission bi nga xam ni bañ koy takkal écharpe am mu ne lii du écharpe dama koy def laxasu Cheikh Ibrahima Fall muy laxasu Baye Fall nekk au service des populations yàlla may ko ca ndam. yàlla na ko yàlla moo tali amiin yaa rabbal ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. kàddu yi tamit amati na solo bu baax a baax ni ñu koy waxee rek mais ñi nga xam ne tamit comme li mu koy expliqué tamit il faut que ñu dellu ci ñoom. parce que da ngay gis koo xam ne. day toog këram permis fekki ko foofu. mais kooku. est-ce que ñu war a joxe permis yaa ngi koy dugal de. est-ce que ñu war a joxe permis. waaw wala fu permis yi jógee tamit est-ce que war ñu wax ak ñoom. waaw xam nga loolu lépp waxtaan la rek dafa am loo xam ni ay responsabilité dafa am ñoo xam ni tey dañoo bokk ci ministère des transports ñoom ñoo nekk ay ingénieurs yu demoon jàngi ba nga xam ne kuy paase ñooy xam ndax war nga apt wala warulu apt loolu nag seen diggante ak sunu borom la ak seen diggante ak métier mi nga xam ne moom lañ koy jox. parce que nag ki nga xam ne da nga ko koy yombalal wax dëgg yàlla bu ca jëyee amee ëllëg mën nga ko bañ a yëg nag waaye bu ñu demee yomal xiyaam kat di nga ko layoo parce que nag am na loo xam ne nag bu ko nit ki def nga jël ko rek fexe ba permet mu ñëw rek jaar dem nii ba ëllëg mu am ca kay manque de formation bi dafay dellu sax manque de formation bi nag mooy moom xam na ko ka ko auto école ba mu nekkoon xam na ko waaye ka nga xam ne it moo ko jàllale xam na ko ba responsabilité dafay def sax parce que nga xam ne moo signé permis ba donc ñun ci suñu niveau loolu rek lañ ci mën mooy daal li ñu mën a def rek mooy yee population bi yee ñi nga xam ne mooy tous les détenteurs de permis parce que permis yi dafa dañ ko xaw a catégoriser defe naa ni ci 4 xaw ma jàpp 5 mooy permis transport permis poids lourd permis particulier ak permis A1 pour borom moto yi ak permis infirmier loolu lépp dañ ko catégoriser def ko ay pourcentage mais nag da ngay gis xale bu ndaw boo xam ni amul 35 ans
wala peut-être moins de 30 ans sax mu jël bus bi tegal la tey responsabilité 60 personnes yooyu su fekkee da nga ko dénk nit koo xam ni du dégg papa booy ñëw indaaleel ma nangam nga teg ko mu bëgg a départ Dakar jëm Diaobé tey indiscipline boobu nga xam ne peut-être dafay rax li ci ëpp ci xale yi ak mooy comportement bi ma lay wax ci seen yenn melokaan ak yenn yi nga xam ne moom la ñuy jël pour gaaw a yegg ak foj bi ci tali bi kooku nag responsable dañ koy dellu les forces de police les forces de la gendarmerie pour que contrôle boobu ñu gën ci sévère. ak ki jël oto bi jox ko xale bi jël oto bi jox ko xale bi waaye tamit bëri na ci loo xam ne dafay am ñi toog ci biir oto bi it dañ ci war a wax parce que yéen ñi ñuy transporté am nañu chauffeur bi war a comporté woo yéen ngeen attirer attention sëñ bi dawal ndànkat mën nañoo xëy ci jàmm yegg ci yow ci à une condition nga def ni ñoom nañ ko mais Samba loolu fekk na ci oto yu bëri. waaw chauffeur dawal ndànk mu mel ni da nga ne ko yokkal vitesse yi. waaw su boobaa nag poste de police boo njëkk a jàdd bu mën nga koo kalaame ndax bu ñëpp nag kalaamee noonu mu nekk ay témoins yu bëree bëri la ca war a def nag ñoom danañ ko def muy suite ba waaye daal yàlla dolli jàmm ba nga xam ne ñi koy def daal nañ ko bàyyi ñun daal côté boobu lañ ci mën a sensibiliser leen daal bañ bàyyi ko. jaajëf mbokki téléspectateur Xeweul TV macha allah comme ni mu leen ko waxee woon léegi ki ma dalaloon mooy Samba Dieng man mooy sama maire. ndax lépp loo xam ne muy jafe-jafe Thiès ak foo tourné gis ko fa kon ñu koy ñaanal yàlla yokk ko moom it. Samba. sa kàddu bi ngay tàggatoo mbokki téléspectateur Xeweul TV. waaw di delluwaat di santaat yàlla di la remercier yow présentateur bi ak sa naataangoo yi nga Bira ak la grande dame bi nga xam ne fi ne nii émission bi mu commencé ba léegi mi ngi taxaw donc yal na yàlla jàppale leen ci liggéey bi di ziaraale di nuyuwaale bu baax di leen yóbbante nuyoo kilifa dëkk bi mooy le maire de la ville Talla Sylla ak le secrétaire général ak tous les directeurs et les chefs de service ak personnel municipal bi yëpp di rafetlu bu baax bi nga xam ne mooy Xeweul TV ñëw na ci biir dëkk bi ndax nag wax dëgg yàlla mën nañ ni yéen fi mën a juddu waaye nag point bi ngeen indi moom kenn mësu ko fi indi ndax nag lépp loo xam ne yéen a ngi dem di xool ci wàllu kaaraange ci wàllu tali ak nit ñi fi nekk donc loolu c'est à saluer donc ci loolu la ñuy joggi ci sama tur ci ak ci turu kilifa yi di remercier ñi nga xam ni mooy sama collègue yi nga xam ni le doyen Cheikh Badiane ñu ngi fii ak les grandes dames li ak personnel bi yëpp ak remercier bu baax a baax le secrétaire général Issa Dieye donc di leen santaat bu baax yàlla na yàlla gën leen a dolli kàttanal ba télé bi dooni ay télé dooni ay rajo mission bii nga xam ne wax dëgg yàlla bu li nga ko jàppee bu ko bàyyi ndax nag fépp foo xam ne daal lu war a indi ci kaaraange nit ki la dem fa teg sa ba ñun ci suñu côté bu ñu tàggu lépp lu ñu am ci lu jëm ci wàllu document dinañ la ko fournir dinañ ko ci ay orientation ndax it wax dëgg yàlla bi ñu yàlla defee ba ñu xamante ba léegi ci fulla lañ xam ak yow ci jom lañ xam ak yow ndax conducteur Jakarta nga waaye tamit ba tey yaa ngi defal lii donc dañuy sukkandiku ci yow it nag lépp loo xam ne lu ñu war a orienté la maanaam wàllu Jakarta dinañ la ci jiital ba fexe nga yombalal ñu ba mu ñu wax ñu mën a dégg ba yàlla indil ñu dëkk Thiès bi mu nekk dëkk bi gën a dal dëkk bi gën a moins accident dëkk bi nga xam ne moo gën a am moins de jafe-jafe ci biir tali bi donc di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp yàlla defal ñu jàmm. amiin may ñu yendoo jàmm incha allah. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi vraiment am nañu contentement bu baax ci sa disponibilité bi nga macha allah. liggéey bi xat na trop mais bi nga ñu may temps ba dalal ñu. mbokki téléspectateurs yi ki ma dalaloon tey comme ni ma koy waxee mooy monsieur le maire Samba Dieng. di gërëm comme ni ma ko waxee naataangoom yi nga xam ne moom la bokkal liggéey bi. di jaalewaale Papa Thione xëy na jafe-jafe xel bee xaw ma fa di ko ñaanal yàlla na yeesal yërmande ci bàmmeelam ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki téléspectateurs yi yal na yàlla suñu borom def jàmm ci yéen def ko ci ñeen ba saa su nekk rek ni ngeen ko bëgg rek ngeen koy amee noonu may woo nag mbokki sponsor yi ni leen daal télé baa ngi nii télé askan bi la télé Thiès télé réew mi la di leen jaajëfal bu baax ba beneen yoon incha allah. Merci beaucoup.